ndax suñu sañoon mu fi jiir moo fi mujj dogal suñu borom kenn mënu ci dara di wax ni ren it dafa am mbokk yi lu ñu sàkku ni dañoo bëgg ñu def li ñuy tuddee conférence maanaam waxtaan ci défi li tubaab yi wax défi seen intitulé conférence bi dañuy wax ni quelles sont les armes dont dispose ñoom ci seen intitulé le mouride mais man damaa wax le musulman puisque mouride mooy musulman rek te armes yi mouride bi disposé moom la musulman bi disposé mouride musulman la pour faire face aux défis des temps modernes loolu li muy tekki mooy yan jumtuwaay yan ngànnaay la murit mën a yore ma ni leen nu la jullit mën a yore ngir jàmmaarloo cong yi congu diine ngir néewal ko doon loolu mooy ñoom seen conférence loolu nag dafay laaj boo xam ni man biñ ma ko joxee ni ma jàppe woon ni la yombe fekk yomb gën naa yaatu lool fuuf ndeke problème yi am yëpp ci réew mi cong yooyu ñuy cong si diine te nu amoon ngànnaay yu nu mënoon a jëfandikoo ba loolu dul wàññi dara moo ko indi léegi nag waxtaan wi man ni ma ko jàppe woon xam naa du mën a demee noonu ndax kilifa yi xam nañ fee yàgg dama koy gàttal rek ndax dafay laaj temps bu gudd a gudd boo xam ni jàpp ma ni mënees na koo def ci wenn waxtaan kon ni ma ko tërale woon mooy def li ñuy wax introduction laaj lan moo xew maanaam lii xale yi wax di ko laaj lan la maanaam qu'est-ce qu'il y a def li tubaab yi wax état des lieux maanaam Sénégal gii tey ci 2018 bu ñu xoolee Sénégal xool société bi xool fonctionnement bi ban problème moo am bu ko defee ñun ñu wax li nu constaté wax ni man gis naa nangam xew na warul woon a xew nangam lu ko waral loolu moo doon tomb bu njëkk bi tomb bi ci toppoon nga xam ne bu ñu doon def conférence bi moom lañ ciy teg mooy lii xew ndax alxuraan waxul woon ne dana am ndax yonent bi waxul woon ne dana am ndax Sëriñ Tuubaa waxuñu woon ni lii mi ngi ñëw ñu war ko waaj tombum ñetteel bi moo waroon a nekk lii bi mu amee lan la jur maanaam lii bi mu xewee lan la jural suñu njaboot ak lan la jural réew mi lan la naroon jural réew mi ëllëg tomb bi ci waroon a topp bu ñeenteel bi mooy bi lii amee Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne noonu mooy sunu bët di sunu nopp di sunu loxo di sunuy tànk di sunu gëm-gëm yan solution la ñu joxoon ni lii bu ngeen ko defee lii du leen dal lii bu leen dalee bu ngeen ko defee lii wér ndax lii xew ci réew mi moom mënee su koo tudde lu dul ab feebar ñi ngi wax Ebola di wax sida di wax cancer mais feebar man bi ma defee gëstu bi li ma gis moo yées lii lépp moo ko yées foofu te jàpp naa ni kilifa yi monsieur le préfet monsieur le maire ak yi weesu jot naa ni mas ngeen a dégg ma wax ni wax yii nit ñiy wax ci rajo yi di song kilifa yi bis bu loolu sottee Sénégal duutu am ma ndax réew mu amul kilifa loolu duutul réew société bu amul njiit loolu duutul société lambi bola lay lambi kon ci introduction bi rek ma wax ko lu gàtt tey jéggulu jàngikati arab yi fi ne ndax man taxuma foor loolu ci arab français bi laa gën a man waaye jéem na maa làkkal ay arab foot bu ci nekk rek fala garwa an yuqtia ak tilmida
wala udba wala ajaba an yusahhiha al muallim élève mën naa juum waaye prophète am na sañ-sañu corriger kon bismillahi rahmaani rahim ci waxtaan wi xam naa ñaari tomb yi rek laay wax ndax jopp ma ni des na mën a def yëpp deuxième partie bi ci français laa ko bind ndax dama bëgg ñëpp dégg ko réew mépp dégg ko ñu xam ni lii moo xew ci réew bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ma leen di xamal ni lii mooy santaane ñuy organiser màggal waaye man damaa am sama yëfi bopp mooy ceeb bu amul xorom man du ma ko lekk te ceeb bu amul xorom ci man waxaluma kenn te sama bopp laa waxal ceeb bu amul xorom ci man mooy toog ci barab waxtaan fa ba jógee fa te tuddoo fa sëñ Modou Sa man fa ma waxtaanee tudd donc dana am partie boo xam ne dinaa ci soññaat nit ñi loolu nag bokkut a conférence أيها الإخوة الأعزاء في الدين يسعدني أن أقدم لكم هذا الموضوع أن أناقش معكم هذا الموضوع الذي سياقته هي كما يلي ما هي السبل والوسائل المناسبة للمسلمين لمواجهة تحديات العصر الحديث هذا الموضوع ذو أهمية واضحة حيث أن هذه التحديات العدائية والعدوانية تهدد بقاء الإسلام نفسه وبالتالي المريدية التي هي جزء لا يتجزأ من الإسلام لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك لأن مؤسس الطريقة أفنى حياته كلها للدفاع عن المثل العليا للإسلام وترويج في قيمه وتعليم المسلمين وتدريبهم وكل مشاكله مع المستعمرين ناتجة عن مقاومته ورفضه السلوكية والممارسات غير السالمة للمستعمرين المجرمين. هكذا استطاع أن يطور استراتيجية فعالة وصائبة بدون عنف للحفاظ على الإسلام من مآساة المستعمرين وتأثير أخلاقهم الرديئة. وسيتم بناء الموضوع إن شاء الله على نحو التالي: أولا المقدمة، ثانيا وصف الشامل وكامل للوضع، ثالثا تنبؤات القرآنية ونبوية لحتمية وصول والإنذار بشيخ أحمد بامبا، رابعا العوائق الضارة لهذه الكارثة، خامسا الحلول المتاحة من خلال الاستراتيجيات التي وضعها الشيخ أحمد بامبا، تاسعا القاتمة. kon loolu mooy bunt yi ma bëggoon a wax mooy ñu wax li xew wax li ci alxuraan ak hadiis ak Sëñ Tuubaa wax yan lor la ñu jural, wax yan solution lañ war a teg daal di tëj mais loolu du fi xel. kon damay wax rek situation bi bu beneen yoon ñu continuer ci yeneen yi des. situation bi nag ni ma ko libalee dama wax ni nous observons dans la société et de manière générale les calamités suivantes: l'ignorance, la cupidité, l'orgueil, le matérialisme exacerbé, le mimétisme névrotique, un complexe d'infériorité inquiétant, l'affaiblissement de la foi, l'emprise enivrante des nouvelles technologies symbolisées par WhatsApp, YouTube, Viber, Facebook, Twitter et tous les autres réseaux que j'appelle asociaux. On les appelle réseaux sociaux. C'est des réseaux asociaux pour diverses raisons. La crise d'autorité
règne en maître. L'indiscipline devient la règle et la normalité. Et la normalité l'exception. À tel point que quand un homme normal, dans le sens où il a su respecter ses engagements vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de Dieu, meurt, il constitue une curiosité, pour ne pas dire un accident. Et tout le monde s'en émeut. La violence aveugle est très souvent absurde, fait rage. Pour 200 francs, un jeune homme est assassiné. La vice-présidente du Conseil économique et environnemental est égorgée, en toute probabilité, par un individu proche d'elle, pour un modique somme d'argent, pour une petite dispute. Dans une station d'essence, un homme sort son pistolet et abat froidement un chauffeur de taxi. Et avise tranquillement sa femme. Les deux jeunes fallous, celui de Touba, Kernian, et celui de Rufus, sont sauvagement décapités. Une fillette de 8 ans, Marietou Doumbouya, est bâillonnée, violée, et mise dans un sac plastique et jetée tranquillement à la poubelle. Actuellement, c'est comme si tuer un homme n'était en rien différent de tuer une mouche ou une souris. Combien de jeunes filles ou de jeunes garçons sont violés, violentés et assassinés par leur père, leur frère, leur mère, leur oustaz ou un voyou qui les a rencontrés fortuitement. Notre société, osons le dire, est gangrénée, investie de vices et de déviances qui lui seront fatales si les mesures nécessaires ne sont pas prises sans état d'âme. Les mesures doivent être prises sans état d'âme. La franc-maçonnerie, les pratiques contre nature que certains pays ont légalisées en toute quiétude menacent gravement notre société. Les croyances grégaires aux sorcelleries, à la magie, aux pratiques païennes et rétrogrades infestent la société et la désintègrent de l'intérieur. Des scouts mensongers et agressifs, corrupteurs, passent régulièrement à travers les ondes et les écrans de télévision. Les marchands d'illusions et de chimères gagnent aisément leur vie. On doit arrêter la saignée. Cela va dans tous les sens. Il s'y ajoute, et je l'avais souligné ici, qu'une bonne frange des Sénégalais ne reconnaissent plus l'autorité. Des khalifes généraux, en passant par nos imams, à la plus petite autorité religieuse, du président de la République au dernier chef de village, en passant par la police, la gendarmerie, la justice, ils sont tous, sans distinction, bombardés d'injures, de calomnies et d'invectives sans fondement, et tous ceci sans conséquence. Mais où allons-nous? Où allons-nous? C'est certain que nous allons directement, si les mesures ne sont pas immédiatement prises, vers la catastrophe. Il est impossible de vivre dans une société sans autorité. Ab dëkk mënta ñàkk kilifa, ab dëkk mënta ñàkk baat, ab dëkk mënta ñàkk ñuy dogal. Mais en plus de cette violence effrayante et incontrôlée, la malhonnêteté règne en maître. Presque partout, peu de gens donnent suite à leur engagement. Dès qu'ils ont atteint leur objectif, ils disparaissent ou se métamorphosent à un autre être totalement différent. La fourberie, les combines, les intrigues, la délation, le dénigrement à travers les médias deviennent le capital le plus prisé de ces ordres fainéants, maîtres chanteurs qui font feu de tout bois pour soutirer des avantages indus aux honnêtes gens qui ne veulent pas être vilipendés et se voir salir publiquement leur réputation. Cette déchéance morale, politique, sociale, spirituelle avait été clairement prédite et annoncée par le Coran, les hadiths du prophète Cheikh Ahmadou Bamba, moi aussi, nous en avait averti.
kon ci tubaab foofu laa fi yem résumé li ma waxoon rek yemale waxtaan bi mooy réew mi ak dinaa ngi tukki lii xew wërta xew fépp a yàqu waaye li gën a garaaw mooy woyofal gi ñu woyofal jël bakkanu nit ma wax leen ni leen yéen ñëpp dégg ngeen ci rajo yi gis télé yi Fallou mii dëkk Kër Ñang ak Fallou mee dëkk Tëngéej nañu leen raye ak xale bu jigéen bële dëkk Mbaaw nañ ko def barki démb la ñu wax fii ci département Tivaouane xale bu góor bu rendi baayam dagg bopp ba sànni ko ci teen rey nit defuñu ko muy dara waaye loolu bu ca yemoon mu tane ndax bu boobaa ku rey nit ñu teg la ci yoon la war ci yow ñu def ko waaye léegi lu bëri ci réew mi ñu bëri nag lañ duñu kenn nit duñu ñaar bu njëkkoon nit ñu tekkiwul dara yi ñoo ko doon def léegi ay nit ñu bëgg a tekki bëgg a nekk kilifa bëgg a yilifum réew bëgg a yor mbooloo ñoo jël la ñële doon def di ko def léegi defe nañ ni ku la gën a ñaawu làmmiñ gën laa xas kilifa moo la ëpp chance am dara la tàmbalee ca président ba ca chef de village la tàmbalee ca xalif général ba ko gën a tuut ci diine jël ab rajo wala jëlub télé wala utiliser WhatsApp ak réseau lii ñuy wax réseaux sociaux mooy moyen yuy boole ay nit man tuddewuma leen réseaux sociaux réseau asociaux laa leen tuddee ndax dañuy fekk société bu taxaw am ay aadam am ay baaxam ay baaxam ñu tas société boobee dugal fa ñàkk kersa dugal fa ñàkk teggin dugal fa ñàkk jom dugal fa bëgg lu yomb dugal fa nangoo liggéey dugal fa kiñaan parce que li ëpp ci li ngeen dégg ñu koy wax kiñaan donc qul allahumma malikal mulk ku nekk jàng ko ci alxuraan am réew benn président la mën a am mënta am téeméeri junni président bu ñu falee kenn ñëpp songandoo ko kenn jox ko cër ku ko saaga ña ko wateeloon ñëpp saaga nga leen ku leen saaga réew ma ñëpp nga saaga ndax réew mee ko tànn bu ab xalifa général nekkee ci ab tarixa ay millions ngi nit topp ko nga jóg wax kàddu gu ñaaw ci xalif général ba waxoo ko xalif général ba mbooloo ma ko topp ñëpp nga ko réew mi lii ñuy def ñi ci war a jël ay décision buñ tëjoon ñaar fukki junniy nit it jar na ko bu ñu jàppoon ñaar fukki junniy nit wut ay camp tëj leen foofu ñaar fukki at te réew mi baax jar na ko ndax ñaar fukki junniy nit ñiy wër di saaga respecté tuñu kilifa bëgg alal bëggum nooflaay bëgg lu neex jalal leen ñu taal réew mi ci saasi des leen a war a dugal ci roq doonte téeméer ak la leen fa bari lu coow li bari réew mépp yàqu ñaar fukki junni di yàqoo ko te lii kat sëb la bu nekk ci pour weer la bu nekk ci sëb nañu respecté kilifa yi réew mu amul ay kilifa police kenn respecté tu ko te boo tiitee woo ko gendarmerie kenn respecté tu ko te boo tiitee woo ko justice kenn respecté woo ko te bu la attee nga nangu loolu mënta ne dafa mel ni nag nit ñi àndatuñoo ak seenu xel yàqu-yàqu yii nag lañ ñëwoon nañ ko waxtaan wante yàqu-yàqu yii Sëñ Tuubaa da cee joxe ay solution yi nag mu ne su ko fee wax daal lu leer li ma waxoon rek ni lay tax mu baax moom man leer na ma naññe ni lay tax mu baax moom solution yi Sëñ Tuubaa proposé solution yooyu boo demoon El Hadj Malick Sy moom la proposé solution yooyu boo demoon Cheikh Ibrahima Niass moom la proposé solution yooyu nañ tabaxaat école Sénégal bañ leen a jàngal Descartes bañ leen a jàngal Baudelaire bañ leen a jàngal Rousseau nañ leen jàngal xalaatu Cheikh Ahmad Bamba jàngal leen xalaatu El Hadj Malick Sy jàngal leen xalaatu Cheikh Ibrahima Niass jàngal leen lan mooy kersa jàngal leen lan mooy tekki donte élèves yi jànguñu lu dul li Sëñ Tuubaa wax xam jëfe nangoo liggéey jaamu yàlla honnête moom sa làmmiñ moom sa bët
yi mu lim nga xam ne ñaar fukki qualité la ak ñett responsabilité parents yi la ku nekk sa doom nga melal ko noonu ndaxte kat bu nu fi demee juróomi at te lii jógee su ci da nga toog ci baas di defu conférence ñu fekk la fa ni la lii ngay waxi terrorisme nañu delloo si waat nit ñi delloo si seen xel li may ñaanit ku fi teew ci baaxub sëriñ May Amar baaxub sëriñ Ibra Joor te loolu baas bu ne war nañ ko faa teel a def réew mii nanu ñaan jàmm am fii kuy wutum réew fas yéene ne danga koy am ci nii wala ca naa ku mën a taalum réew yoroo dara boo yoree dara am nit ki nanu ñaan réew mi jàmm xew fii ku ko mën a yor na fi jàmm xew ku ko mën a ñàkk na fi jàmm xew bu jàmm ñàkkee ñàkk na lépp ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba di ñaan ci barkeb Cheikh Moustapha mi nga xam ni lu def moom ñaar ñii ñett ñii ñëpp ne baax nañ waaye yoonu murid Cheikh Ibrahima Fall maam Thierno Ibra Fati sëñ Modou Moustapha ak ñeneen ñi ci des ñëpp lu waaye sóor na leen ci sóoraat amal nañ leen njukkal ci taxawaay bu ñu taxawoo ci kanam sëñ Tuubaa ak ginnaaw sëñ Tuubaa yàlla nu yàlla boole dimbali te nu taxaw ci yàqute yi ñu aar ci sunu njaboot saaga du may kenn dara xase du may kenn dara am na ñoo xam ne seen métier wax naa ko ci wax ji mooy jël rajo saaga bañ jox la dara xase bañ jox la dara léegi bu njëkkoon nit ñu ndaw ñi ñoo koy def léegi dafa mel ni mag ñi dañ ci dugg loolee nag nañ ko dakkal donte dañoo jël téeméeri junni nit tëj leen kaso fukki millions yi Sénégal ak ñeent yi des nekk ci jàmm nañ ci taxaw ñu bàyyi saaga yi bàyyi tooñ bi te liggéey ku liggéeyul doo teet saaga xaste tappale mëne su ci yoru yàlla nu yàlla boole dimbali ñi ngi jéggulu bu fekkee wax nañ kàddu goo xam ne yi teguwul ci aw yoon di ñaan suñ maam mii yàlla na ko yàlla yàggal yokk wéram yokk kàttanam ñi ngi jéggulu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf